ci rajo bi di nuyu bu baax équipe bi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon ci subaak léegi on vous souhaite de passer une très bonne semaine. On est lundi le 18 novembre 2019. Il nous reste quelques jours à passer ensemble ci mois wala année wu 2019 bi nga xam ne daanaka li ci des bareetul. On souhaite également un joyeux anniversaire à tous les natifs de ce jour le 18 novembre. Gis naa tey ci réseaux sociaux yi quand même ils sont quand même très nombreux tey ci bés bi di fêter seen ay anniversaire donc ñu ngi leen di ñaanal tàmbaliwaat nañu jotaay bi ci suba si jëm ak yéen boori 11h30 ak rédaction bu King FM dans quelques instants dinañu ñëw jukki li nga xam ne moom la ñu préparé tey ci semaine bi ci wàllu actualité moo xam muy ay reportage ba ci rubrique habituelle yi nga xam ne yéen a ko miinal seen bopp man nag maa ngi nii yegsiwaat naa ànd ak sama équipe rédaction bu King FM Pape Madiakhate Sarr Serigne Saliou Seck naka noonu partie digitale bi Yacine Rassoul Yacine Pouy ak ki nga xam ne moom moo di Daouda Gueye ak Kader Lo ci wàllu technique bi on démarre tout de suite on va se rappeler de ce titre bu Alpha Blondy tey moom la ñu yee Madiakhate Sarr mi ngi feggoo ak Serigne Saliou Seck Pape Madiakhate na nga def. sant alhamdulilah maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu Serigne Saliou. di nuyu ñëpp ñu ngi teewlu jamono ji ci 99.4 ak ci www.kingfm.sn di nuyu également bu baax a baax Yacine Pouy mi nga feggool noonu nekk ci digital bi di la nuyuwaat bu baax a baax di am mbégte retrouver la ci semaine bi. jërëjëf félicitations pour cette belle victoire d'hier du Sénégal bi nga xam ne ñoo ko bokk ak triplé wu Famara Diédhiou on en reparlera tout à l'heure balaa ñuy jeexal waaye it yaa ngi feggoog sëñ bi Seck na nga def ñu ngi lay ziar. waaw delloo ziaraat la Kals ziaraat ñi ñuy bàyyi xel ci 99.4 ak ci www.kingfm.sn di nuyu Papa Madiakhate Sarr mi ma bokkal plateau bi. juñu naa ko léegi ci waxtaan wi tey actualité commentée dañ ko tënk ci ñaari ponk bu njëkk bi bokk na ci waxtaanee li nga xam ne seetlu nañ ko mu bëri lool mooy mbirum faat bakkan yi waaye ñu gën koo seetlu ci ndaw ñi ak jigéen ñi mu mel ni loo xam ni mi ngi bëgg a doon phénomène waaye phénomène bu baaxul la nag. phénomène bu baaxul Kals ndax daanaka 2019 bi mën na ni ci la mbir mi gën a takkarnaase te faat bakkan yi bëri na ba àgg ci lool waaye liñ ci nemmeeku rek moo di ci jigéen ñi la ëppee te ñi leen koy def daanaka ñu leen jege lay doon bu ñu ko doon lim bu ci nekk am na Kolda am na fii nii Dakar am na Touba te fu ci nekk da nga fay dégg ay nit yu ñuy faat te li ci mujj lépp ay jigéen lay doon te ñu leen jege ñoo leen koy def ñii seen i jëkkër ñoo leen koy def ñii koo xam si ci koñ ba la dëkk moo leen koy def lu mu ci mën di doon rek finalement mujjee nañoo teg loxo ñi nga xam si ñoo ko def waaye mbir la moo xam si dañ cee war a andi ay saafara mu jeex définitivement ndax daanaka jigéen ñi moom jamono ji yuuxu nañ ba sonn naam ne dégg nañ jamono yee passé président Macky Sall muy wax mbiri criminaliser ko maanaam ku ko def daal dinañ la àtte comme ni ñuy maanaam wàllum viol la doon wax ci loolu waaye jamono ji ñoom jéggi nañ sax jéggi nañ viol waaye dañ ciy booyee violé la ba pare rey la waaye li ci mujj rek mooy ba xew Touba koo xam si da doon jéem a sàkku jabaru jàmbur ba muy bañ mu ko doon jéem a forcé ba far ko rey bi ci mujj fii nii ci Dakar la xewe rawatina ca Malika koo xam si jëkkëri boppam ci boppam moo ko rey ñuy wax ni problème mu añ ak jëkkëram da doon mandek yu ñàkk fayda faat bakkan daal mënoon na cee ñàkk faat bakkan mënoon na cee ñàkk faat bakkan moom ëpp na waaw ni ma ko waxee Pape Madiakhate di mbir mu ñaaw lool jigéen moom wax dëgg yàlla yërmande rek lañ ciy sàkk bu ñu demee nag bay faat bakkan et puis ce qui est tellement grave mooy dañ naan la jëkkëram moo ko faat waaw affaire meurtre ak violence par rapport ak jigéen su ma juumul semaine bii passé amoon nañ ci benn sondage bu ñu commenté woon fii maa ngi jégalu benn sondage étude boo xam ne defoon nañ ko fii étude bi li mu génnee woon mooy à peu près su ma juumul dans les chiffres une trentaine de pour cent ñooy justifier violence bi nga xam ne ñu ngi koy def ci jigéen ñi pour x ou y raison ba ñu waxtaanoon ci lu yaatu ñu gis ne phénomène bi comme ni ko Serigne Saliou waxee dafa nekk loo xam ne day continuer man la question bi nga xam ne moom la am envie poser ko ñëpp mooy ñun ban rapport la ñu am ak jigéen. ban rapport la ñu am ak jigéen c'est-à-dire lan la ñu jàppee jigéen dañoo jàppee jigéen ne ab jaam dañoo jàpp ne jigéen c'est un objet boo xam ne mën nga ko def loola neex wala dañoo jàppee jigéen li nga xam ne noonu la ko diine ji noonu la ko yàlla suñu borom noonu la ko diine yëpp de façon générale jàppee mu doon loo xam ne lu am solo la lu ñu war a fulaal la lu ñu war a faydaal lu ñu war a jëmmal la ndax yàlla suñu borom moo ko njëkk yëkkati dara
jaal ko bu baax a baax mais on a l'impression que actuellement li nga xam ne moom la ñuy nemmeeku ndax métit yi nga xam ne ñu ngi koy teg seen kaw coono yi nga xam ne ñu ngi koy teg seen kaw di leen buntu xataal fu ne ci biir kër yi ci mbedd mi ci bërëbu liggéeyukaay yi on a comme l'impression que ñun rapport bi ñu ak jigéen mooy rapport de faiblesse boobu noonu maanaam rapport nit koo xam ne dañu koy doyadal dañu koy daal nit la koo xam ne daal lu ne mën nañ ko teg ci kawam te loolu mooy li nga xam ne moom mooy yoon malheureusement des fois dina am ay yenn nit yoo xam ne de mauvaise foi laay wax dañuy utiliser souvent religion di mën a expliquer li tax ñuy mën a jël jigéen di ko xaw a métital wala di ko teg ci suuf wala di teg ci kawam yenn yi au détriment de góor ñi je pense que xëy na rapport boobu noonu ñun góor ñi ñu am ak jigéen ñi xëy na rapport boobu la ñu war a changer ce regard machiste bi nga xam ne am nañ ko maanaam góor daal moom la ñu war a darajaal moom la ñu war a teg ci kaw jël jigéen daal teg ko ci suuf def ko ak morceau fabeerukaay ngay gis jëkkër boo xam ne pour un ou deux affaire bu ñàkk fayda mu jël jabaram dóor ko ba comme la dernière fois mujj faaj bakkanam ndax ay affaire u togg ak nangam sangam ñoomin seen wala koo xam ne xëy na am nga sa jigéen wala sa sœur 1 2 3 nga daal di jàpp ko métital ko je pense que rapport boobu la ñu war a xoolaat le rapport et je pense que rapport boobu noonu il va falloir que sur le plan sociologique ñu xalaat ci bu baax a baax ban rapport la ñu war a am ak suñuy jigéen ak lu mu ci mën a doon soxna la wala rakk la wala yaay la wala lu mu mën a doon je pense que rapport boobu moom la ñu war a xoolaat bu baax a baax ngir mën ko jubbantiwaat jooyanti ko xoolaat exactement ban place la ñu war a teg jigéen parce que je pense que loolu xëy na peut-être yàgg naa am mais jamono yu ñu toll nii avec cette nouvelle génération ci la ëpp ndax mag ñi lañ daan doxalee xëy na ñun dañu cee jàngatul wala ndax ñoom transmettre nañ ñu lekk boobu noonu c'est autant de questions yoo xam ne war nañu ko mën a poser wu débattre ko boroom xam-xam yi waxtaan ci askan wi yëpp mën cee jëriñoo je pense que loolu lu am solo lay doon. d'accord dinañ ci dellu si normalement war nañoo jokkoo léegi ak kiy jiite wala kenn ku nekk ci mouvement boobu ñu tuddee touche pas à ma sœur muy Ismaïla dinañu jéem a jokkoo ak moom ci téléphone bi ngir waxtaanee ko fee bi ñu ci mujjee nemmeeku nag mooy bi xewoon Kër Massar su ma juumul di soxna Aminata je pense moom ngeen di gis noonu ci écran bi qui a été tué par son mari mais xeetu rey bi moo xaw a ñaaw maanaam dóor moom ba faat wax dëgg yàlla violence la boo xam ne nii dañuy faral sax di wax naan jigéen kenn du ko dóor mais bu ñu demee ba dóor nag ba rey am ci leneen lay jur et puis on a vu la famille bu soxna si ak ku góor kiit ku ci ne pour nga commenter sax dafay xaw a difficile parce que dafa nekk ay habitudes yoo xam ne xëy na xamewuñ ko woon ku góor ki ku jigéen ko aussi ci d'après les informations man j'ai eu à quand même regarder un peu yenn éléments yi mariage bi yàggul durée bi 4 mois la mi ngi ëmb doom bu ndaw bu toll ci 2 mois c'est tellement triste d'entendre ces genres de choses mais li ñu wax ci mbir mi yëpp mooy alcool aussi wala peut-être ñàkk ànd ak sagoom ci la bokk Sëñ Saliou. loolu ci la bokk maanaam ci gàttal dañuy wax ni waa ji solaar la woon te xale bu jigéen tamit 20 ans la am ñaar fukki at la toll bi mu koy rey tamit dafa ëmboon ba toll ci 2 weer boobu mooy bu mujj loolu lépp boo ko boolee mu nekk mbir mu metti moo xam ni dañ koy naqarlu te tamit di ko ñaawlu ndax booy xool lenn rek mooy nekk li nga xam si mooy gën a gaaw mooy tey ji ki nga xam si jigéen la ki ko faat dañ ko war a tëj jiiru dindam loolu warul nekk loo xam si par exemple dañ naan dañ ko yóbbu fee ne àttee ko foole mais buñ déggee ni nit rey na nit rek mu nekk jigéen ka mu nekk góor loo xam si moo ko tey ci xelam la ko defee loo xam si moo ko tey faat bakkan waaw ci sagoom la ko def faat bakkan ñëpp li ñu war a xalaat rek mooy kooku moom dootul génnati kaso mais instant yi keroog maa ngi gis xaadim bu TFM yónnee ma benn cri de cœur boo xam si ku jigéen lu mel noonu moo ko daloon mu ci expliquer que 3 ans ci ginnaaw moom tamit dañoo defoon lu mel noonu magam bu jigéen tey jii muy expliquer que moom 3 ans rek la fa ki ko rayoon jëkkëram la am na juróom-ñaari doom moom ak jabaram mu ñuy xuloo yu ñàkk fayda comme ni bii mujj rek ay toggal añ ak toggal reer ba mu dóor ko ba faat ko nee na ci ginnaaw bi sax ci la jële maître Assane Dioma Ndiaye moo nekkoon avocat am moo ko doon plaider doon ko toppal dossier bi mais bizarrement 2 at lañ ci teg mu gis ko kooku noonu di génn di taxawaalu ci mbedd mi te seen mbokk la bu leen jege ndax seen ñaari yaay ñoo bokk mais loolu
nekkul prétexte boo xam si war nañ ko teg ci table yi ba tax ñu bàyyi ko léegi ko cri de cœur bi mu ci doon def nee na bi ñu demee di ko wax ni ko yow nan nga def ba génne et tout li mu leen wax mooy man sama jabar laa rey aw ma benn compte bu may rendre kenn te loolu noonu dafa nekk lu garaaw loolu moom léegi nag moom li ko ci sama jabar rey joomi jàmbur waaw mi ngi noonu nee na moom li ko ci metti mooy dafa mel ni jabaram la rek jabar moom lu la neex nga koy def ba ci rey ko ndax waa ji bi mu génnee bisaan ma gars yi jàpp nañ ko mais 3 ans la def ci prison bi génn te jamono ji mbokk yëpp wan nañ ko ginnaaw te dem nañ sax bay wax ni dossier bi ku ci wax da ngay am problème moom nag maître Assane Dioma Ndiaye la jël ko xam naa peut-être suñu yeneen jamono dinañ ci jokkoo ak maître Assane Dioma Ndiaye moom tamit waxtaan ak moom ci mbir mu mel noonu on va essayer peut-être d'entrer en contact avec lui Assane Dioma Ndiaye pour waxtaan ak moom ci loolu parce que ñoom it am nañ ci pàcc bu am solo effectivement am nañ ci pàcc bu am solo xam nga sëñ Saliou li muy wax day rejoindre la ma doon wax léegi le rapport nee na en fait pour moom jàpp na ne jabaram c'est son objet donc lu mu ci def rek kenn waru cee wax dara mooy rapport bi may wax encore une fois bi nga xam ne am nañu ko ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di jigéen ñi et puis beneen aspect boo xam ne aussi war nañu ko wax sëñ Saliou wax na ko léegi muy li nga xam ne dafa nekk ci sanctions yi encore une fois je pense que am na yenn ñaawteef yoo xam ne nit waru koy def ñu koy tëj ay ñetti at ak ñeenti at je pense que yenn yi crime la ñu ko war a jàppee gàtt ñaar fukki at ak juróom war nga ko tëdd kaso parce que c'est en fait dafa normalul nit di def yenn jéey yi ba faat bakkan encore une fois ngay tëdd ay ñaari at ñetti at ngay dem ay procès ñu lay wutal ay circonstances atténuantes ak xel bi neexul ak dafa xaw ma woyadeeg xaw ma lu kenn xamul gis nga nit ku woyadi du tiim jigéen di ko dóor ba di ko rey conscient ci loolu daal di daw wala mu dem leneen c'est-à-dire ay prétexte la yoo xam ne des fois bon dama ci sax xaw a mere juge yi dama ci sax xaw a mere yenn avocat yi nga xam ne ñoo leen di défendre bon nit ku nekk am nga droit ak loo mën a def nga am droit à un avocat droit à un procès équitable mais nit moom gis nga boo fàttee bakkan comme fii Sénégal dafa la guñ fi li nga xam ne moom mooy charia ku rey ñu rey nañ la tëj mais nañ la tëj ay daan yu 10 quoi mais mënuñu la tëj ay ñaari at ñetti at li nga après nga génn dem sa yoon quoi c'est trop facile quoi man je suis pour sincèrement parce que faat bakkan yi dafa bëri je pense qu'il faut des sanctions yu xaw a diis yoo xam ne dina tax ñu bàyyi ko même su fekkee dañ koy andi pour un moment loo xam ne à 80% ou 90% pays bi ay musulmans lañu peine de mort man je trouve que warul poser problème bu ñu ko àndee xëy na mën naa wàññi mbir mi mais tëj kese ndax mën naa tax gars yi bàyyi faat bakkan yi waaw tëj kese mën naa tax gars yi bàyyi faat bakkan yi bu fekkee ne dañ lay tëj dootoo génn xam nga problème bi mooy li ma la doon wax sànq nii rek peine de mort moom xam naa ni yàgg nañ ko waxtaane Sénégal waaye andiwaat ko fi du yomb naam ne tamit am na ñu bëri ñu jàpp ni mooy li gën ku rey nit rek ñu rey la parce que charia moom loolu la wax waaye ndegam loolu mënaguñ ko fi andi li ñu war a teg ci table yi mooy képp koo xam si da ngaa rey nit tey ko muy sa jabar ak keneen a ci am li ñu war a def mooy jarul sax àtte nañ la jël yóbbu la ci kaso bi ni la yow moom dootoo fa génn li des ci sa dund yëpp nga defee ko foofu mais parfois da ngay gis nit rey nit comme dame bi ma la doon expliquer sànq gars yi jëlal ko téeméeri avocat ñu koy layool chaque jour ki da ngay jekk ba ci ak gis ki nga xam si moo rayoon kooku 3 ans 4 ans nga ciy teg gis ko ngeen di taxawaalu mu ci mbedd mi ngeen dajee te loolu noonu du neex benn yoon ki nga xam si njabootu ñooñu la parce que tey ji boo xool dame bi nga xam si moom lañ rey Malika mooy bi ci mujj nii kooku non seulement xale bu jigéen la benn bi ci des waaw bu ndaw benn bi ci des mooy ëmb kooku mën nañ wax kon ñaari bakkan la rey ndax ku ëmb ba toll ci ñetti weer biiram bi doom moo ca nekkoon kon loolu noonu lu metti la te loo xam si ay mbokkam duñ ko fàtte ba ilaa yow mi din bu même bu fekkee ni kooku tëj nañ ko ñu dem benn 3 ans 4 ans bu génnee tey jii bu dajee ak mbokki xale bu jigéen bi day mel ni lu bees ci ñoom donc lenn rek man laa yaakaar ni puisque àndeeguñ fi papa li nga xam si moo di peine de mort mooy ku fi rey nit rawatina ci anam yu mel noonu ñu dañ lay jël yóbbu la kaso ni la li des moom ci dund gi kooku amul àtte amul avocat bu koy layol amul dara dafa rey nit moo ko tey leer na moom nangu na ci kanam àttekat yi que kii nii moo rey kii donc jarul sax ñu koy yóbbu naan na taxaw tribunal ak na taxaw li nañ ko dugal prison mu bañati faa génn ay circonstances atténuantes moom je pense que waruñu ko wutal ñooñu mooy comme li ngay wax wutal koy avocat di ko plaider lak ñoom seen di ko wutal ay circonstances yoo xam ne naan lii moo tax mu def kat di ko jéem a expliquer un meurtre moom kenn mënu ko expliquer kenn mënu ko joxe explication quel que soit li nga xam ne ci conditions yi nga xam ne noonu la amee comme bu mujjee bi toggal ma añ toggaluma la wala xaw ma en fait affaire yu c'est tellement infime c'est tellement insignifiant
innocent boo ko comparé ak faat bakkan que finalement doo comprendre sax lu mu lay nduru et puis loolu li ci dangereux mooy haine bi nga xam ne moom lay susciter mooy li nga xam ne moom mooy manque de justice bi nga xam ne moom lay yee ci ñi nga xam ne ñoom ñooy famille parce que attention lu ne mën na cee xew dem ba fayul sa bopp mën na cee xew parce que bu fekkee ne nit ñi léegi ñàkk nañoo wóolu yoon noonu à ce point dinañ dem ba à un moment donné dinañu fajal seen bopp te loolu tàmbaki nañ ko seetlu bu njëkk da nga daan jàpp sàcc wala nga jàpp agresseur da nga koy yóbbu police ñaari fan ñetti fan nga gisaat ku ci mbedd mi mais léegi da ngay gis ku jàpp sàcc balaa nga kaa yóbbu police daanaka muy bëgg a dee ndax dinañ ko dóor yoo xam ne daanaka mën na ci sax ñàkk bakkanam finalement ki nga xam ne moo sàcc wala moo agressé wala moo def ñaawteef day préférer sax moom yóbbu boppam li nga xam ne moom mooy police ngir mën a wattu bakkanam parce que xam na ne bu ñu ko jàppee balaa ñu ko yóbbu police wala gendarmerie bakkanam daanaka ci xottu gerte lay nekk donc autant d'aspects yoo xam ne bu ñu ci bàyyiwul xel bu baax a baax di ko jëfee wala di ko bàyyi xel ci li nga xam ne moom mooy wàllum yoon ça peut amener beaucoup de complications yoo xam ne mën na jëm foofu nit ñi di en fait di fajal seen bopp te yaakaar naa état de droit réew moo xam ne ñu ne yoon am na fi justice am na fi wàll avocat yaa ngi fi juge yaa ngi fi ñu ngi def seen liggéey comme il faut police mu ngi def liggéeyam comme il faut ak gendarmerie je pense que bu ñu demee ba egg foofu day doon genre pëccëxoo boo xam ne ñaanuñu yàlla en tout cas ñun suñu réew yi rawatina ak Sénégal ñu egg foofu sëñ Saliou. boo seetloo 2 semaines ci ginnaaw bi mujjoon a am Touba mooy waa ji nga xam si dafa doon sàkku jabaru jàmbur muy bañ ba mu far jaare ko faa rey kooku noonu bu fekkoon police teelu faa ñëw gars yi dañuy fajal seen bopp ndax dañoo taxawoon pour rey ko bu fekkee yaa ngi seetaan vidéo yi sax da ngay gis gars yi population bi nekk côté boobu ñëpp a génn doon sànni policiers yi ñi nga xam si ay xeer parce que liñ mere woon policiers yi boobu noonu mooy liñ doon escorter waa ji pour dugal ko te ñoom seen liggéey rek lañ doon def ndax kenn warul fajal fii sa yoon même bu fekkee ni ci état de droit lañ nekk ñoom pare woon nañ comme li ngay wax nii ngir fekk si la ci li ngay wax nii pare woon nañ ñoom waa koñ boobu ngir rey waa ji comme ni mu rey woon te bu fekkoon tamit dañ koo rey ñi ko rey dañ leen di woo ñuy am lanteeg wàllu yoon je me rappelle maa ngi fàttaliku Diourbel am na benn cas bu mel noonu bu fa amoon benn sàcc boo xam dafa sonaloon waa koñ ba trop lu ñu fa teg waa ji sàcc ko doy na waar gars yi dañ ko mujjee rey waaw mbir ma jeex càcc gi wàññeeku après mu jeex mais ñi ko rey dañuy ba nii day chaque instant dañ leen di woo tëjuñu leen quoi mais chaque 2 mois 3 mois gars yi te am na 7 ans ci ginnaaw gars yi di leen woo gendarme di leen convoquer et tout mais mënuñu ci wax kenn parce que groupe la boo xam si ñoo rey waaj kenn du ni kii la en tout cas ko dem waaw ñun ñoo rey waaw ba léegi nii loo xam si suñu koñ Jurbel la xewe woon yaa ngi wax lu neex pour wax la ni la gars yi jamono ji day toll foo xam si xam nga ni waajooju nekk yëmbal loolu noonu yow mi bokk ak moom koñ rek waxuma la yow mi bokk ak moom deret mais yow mi bokk ak moom koñ rek dalay metti ba kii nii xale bu jigéen la bu ndaw toll ci 3 weer ëmb nga rey ko donc loolu noonu lu metti lay doon ba gars yi bundul teel a wàcc sur le terrain muy policier wala gendarme yi boo moytul dinañ fekk gars yi moom fajal seen bopp fajal seen bopp alors ñi ngi également ak kenn ci mouvement bi ñu duppee touche pas à ma sœur ñi ngi ak Mbaye Badiane moom mooy porte parole bi moom mooy yëkkati ay kàddoom jëm ci waxtaan wi nga xam ne nag su mën nañ ko subaak léegi monsieur Badiane ñi ngi lay nuyu waaw fay nañ leen di fay ñooñu nekk si plateau bi yëpp ñu leen di ziar baax a baax ayca ñu am mbégte waxtaan wi nag ponk bi benn la mooy waxtaanee li ñu nemmeeku fan yi ci ay faat bakkan rawatina ci ay jigéen yi nga xam ne ni ñu leen di faatee jëfin bu ñaaw la bi ci mujjee mooy ñu nemmeeku ko ca Kër Massar ak soxna soos nga xam ne borom këram moo ko def naka ngeen jàngatee situation bi. li ñu ko jàngatee mooy li si jiitu mooy di ñaanal ñi nga xam ne suñu borom jël na leen suñu borom xaaral leen àjjana di doof seen noflaay waaye di am naqar. di am mettit ci li xew ci réew mi jamono ji rawatina nag ñu koy teg suñu mbokk jigéen ñi ndax jigéen moom li baax ci moom ko toppatoo ko suturaal ko waaye suñ demee ba ki nga xam nit moo ko war a suturaal moo ko war a jàppale moo koy teg lu metti war nañoo taxaw nag def jàngat seetlu lan moo waral loolu suñ toll nii Sénégal rey yi bari violence yi bari ñun ñëpp war nañoo mën a ànd taxaw def seetlu lan moo ko waral dëgg lan la moo tax que amateur si ni ko ñëpp xamee loolu lay dox loolu lay seet di taxawu jigéen ñi ngir ñu bañ leen teg ay métit lu demoon ko viol lu demoon ko agression et cetera moom daal on a commencé gun daal mooy mbir la moo xam ne jéggi dayo goo xam ni ñun ñëpp war nañu mën a taxaw seetlu xool lan moo ko waral.
sëñ bi Badiane ñu ngi lay nuyu Serigne Saliou Seck ci kàddu gi di nuyu tamit bu baax a baax njiitul ONG Touche pas à ma sœur di Ismaïla Kambi mi ngi noonu gis nañ ni yéen taxawaay bu am solo bi ngeen di am ci jigéen ñi parce que kuréel gi loolu moo ko tax a jóg mooy taxawu jigéen ñi gis nañ ay jigéen yu bëree bëri ñoo xam dañ leen di sàkku wala dara ak taxawaay bi ci seen président di Ismaïla Kambi am ak yéen tamit yéen ñëpp tey jii waaye terewul ni même xeex bi ngeen di def dëgër na yéen a ngi def seen kéemtulaay kàttan mbir mi daa mel ni day gën a bari loolu noonu yéen ban jàngat ngeen ci am. waaw xam nga xeex bi ñu ngi koy bi président Ismaïla bi mu taxalee ONG ba léegi Touche pas à ma sœur ak ñi si nekk ñëpp góor jigéen mag ndaw ñu ngi jóg di sol sunu dàll di wax dem nañ ci média yi dem nañ ci kër yi ci kilifa diine yi di wax di leen sensibiliser waaye teewul dafa mel ne mbir mi day gën di yokk sama njëlbeen wax kon war nañ def ñun ñëpp ndaw xale góor jigéen ñu def taxaw waral lii di am ndax dara bu amee rek ñu ciy wax di ci communiquer di ci waxtaan te mënta am yar rek am na lu ko waral lan moo waral lool nag est-ce que du sunu racine la ñu bàyyi est-ce que du lanu amoon bu njëkk sunu maam yi bàyyi loon na ko est-ce que du loolu la ñu bàyyi lan la ñu jéggaane te bokk ci ñun donc dafa jot ñu def benn taxaw seetlu boo xam ni comme ni ko président Ismaïla di waxee ñu xool racine bi fan la mbir mi fan la yàqoo ndax dafa am yoo xam ne da nga daan dégg ci yeneen ethnie ci yeneen pays waaye léegi Sénégal dafa mel na ni la woon feneen dañ ko indi ñu ko fii waaw dafa mel ni dafa am loo xam ne ñun moomun ko woon dañ ko jéggaani indil lu ko justement monsieur Badiane Pape Madiakhaté Sarr ci kàddu gi justement loolu noonu ngay évoqué nga xam ne war nañu koo jeex ngir xam exactement lan la ngir jekki ko wut ci ay saafara à votre niveau yéen lan ngeen jàpp ne concrètement loolu la waaw à notre niveau li ñu jàpp ne moom la mooy wax na ko sànq dañoo jël li nu amoon jëloon suñuy racine mooy li may faral di wax ci yenn débat yi dafa am juróomi dëkk yu nekk Sénégal yoo xam ni Sénégal yi dañ ko téewoon fonkoon ko jàppoon ko léegi nag dañoo jël juróomi dëkk yooyu fàtte koo ginnaaw. muy yan. muy Ngor Gore mu Xaar Yàlla Jàmmagën. ndax dañu daan moo ñëw Ngor boo juddoo si Ngor foo jaada nga Gore. nga dëkk muus da nga fay mere waaye fa ngay muusee nga dem xaar yàlla xaar ba yàlla ñëw patience bi ñu daan am na yàlla dina ñëw ñu xaar bu yàlla ñëwee jàmm gën ngay dëkk yéen ONG bi tey ji ngeen di da ngeen di jàppale jigéen ñi ñi ngi leen di faat ñi ngi leen di violer ba fii léegi nag laaj bu mujj bi rek moo di ban taxawaay ngeen ci am ngir ay saafara andi ci lan ngeen yaakaar ni loolu moom moo ci mën a andi ay saafara yoo xam si mooy jeexal mbir mu ni mel. waa li ci indi saafara moom mooy ñi nga xam ne ñuy autorités yi yor yenn service yi muy police gendarmerie ñu gën a redoubler vigilance am na ñi nga xam ne dañuy def naka si lu noona ñu teg leen lañ leen war a teg ba mu saf sàpp ndax dafa am yenn yoo xam ne bu ñu bëggee mu dem yërmande bari na lool waaye am na loo xam ne yëfi bàyyi ma da nga koy def ni bàyyi muy def ndax dafa am leen loo xam ne mënoo jël nit koo xam ne nga conscient jël def ko teg ko métti woo xam ni ba pare bëgg dund ci jàmm salaam benn ba mooy ay protégé diw ak ay na keela la ñu jël teg ko fële ku tooñ ñu mëda ku tooñul ñu baal la beneen ba ci des tamit am na loo xam ne ñu ci bare ba xool yenn agression yi drogue beeg naka si dul noonu yooyu ñu dugal ci biir réew mi tamit ñu xeex ko ba mu wàññeeku ndax ñu ci bare soo déggee da ñaan la nekkuñu woon soit dañoo màndi soit dañoo tux soit dañoo lii moo tax ñu def lii la leen tàggalee seen sago nag ba tax ñuy def nangam ak nangam nanu fexe ñi nga xam ne tey jii ñoo yor réew mi ñànk ko te yor doole ji ñu xeex loolu ba loolu wàññeeku jàpp nañ ne su loolu wàññeekoo loolu lu bare ba daan dañ beneen ba tamit waajur yi waxtaan ak njaboot gi dellu si waat leen àdduna jorto yàkkamte lu sunu borom bind si jëw nit ala kulli xaalin da nga ko jot loolu daal Touche pas à ma sœur mi ngi koy ñaan mi ngi ciy waxtaan tamit ba nga xam ne bëgg-bëgg yi ñu am daal mooy yii ñuy wax yëpp incha allah taala suñu borom tegal ko sunum réew tegal ko réew yëpp
jaajëf jërëjëf sëñ bi Badiane nekk kon ci ONG Tous Pas Ma Sœur bi nga xam ne Ismaïla Kambi moo koy jiite daanaka wax ji mi ngi noonu Kals moo di ñëpp dañ koy ñaawal di kon wallaahi kenn mënu ko rafetlu état bi dong moo ko mën a lijjanti définitivement voilà nañu jël mesures yi sanctions yi daanu ndax xam naa ni daan bu metti moom mooy tax mbir yi wàññeeku nag et puis gën a sécuriser xam nga dëkk ci kër aussi kaaraange daf ciy baax parce que boo déggee situation bi ni mu demee ca kër ga di nga nemmeeku ni ñàkk na kaaraange tuuti ndax bu fekkee ni ñaawteef day am nit ñi di ko gis te mënuñu ci dara ça veut dire que bu ci diggante boobu ñàkk kaaraange am na ci police aussi am nañ ci part de responsabilité ndax ñoom d'habitude médecin après la mort la ñuy def mooy yéex a yegsi te yéex a yegsi googu balaa bu fekkoon ni bu ñu wootee ci saa si ñu ñëw xëy na jëyee mënoon na cee bañ a am mais bon finalement bu ñu yegsi day fekk enquête a ciy des et puis sëñ bi Badiane aussi wax na ko lu important mooy ñu delluwaat ci suñuy valeur aussi je pense que éducation bi aussi bu fekkee ne matalee nañu ko nit ñi dinañ jomm yu bari quelles que soient les situations je pense que foofu également il serait très important ñu xoolaat delluwaat ci li nga xam ne moom la ñu moom te bañ a di jéggaani loo xam ne ci yeneen réew la nekk moo ne day baaxul am nañ ci benn élément boo xam ne yaayu soxna soosu di Aminata Ka moom moo ko yëkkati ginnaaw bi naqar bi amee ñu déglu ko te dellu si waat bi ma ko yéeg man dama tëdd nelaw di yónnee ay xale ñu ne ma Aminata Ba dafa xam ñu ne ma waaw ma daw dem bi ma dawee ma demee dama fekk ñu tëral ko ci perron bi mu xool ma yëkkati xool ma leen kii xamul kii dafa dee ñu ne ma noonu deewut ma yëkkati ko dugalaat ko néegam taal wantiloo bi gisuma mu def benn effort ma ne leen kii dee na booba lañ ko jël yóbbu hôpital ñu ko yóbbee hôpital war police ñëw jël jëkkër ji dugal ci oto bi ñu àndandoo yóbbu tam hôpital bi ñu egsee hôpital médecin bi jël ko dugal si biir bu jëlee ko dugal si biir ma xool ma ne leen wax leen ma ci lu mu neex ndax dafa dee wala lal na booba waxuma fa lu leer waaye xam naa ne man bi may jël sama doom ca kër ga dee na ñu ne ma deewul mosuma leen attee maa ngi de première fois mois de août bi lañ ko maye parce que gis ci moom jàmm moo taxoon ma maye ko doon bu baax doom bu yaru doom bu bëggoon jàngam bëgg kilifam waaw kam fu muy teg tànkam mooy sama Amina yi ma ñàkk tey kii yaakaar naa ne ku ñëw pour bëgg sa doom dangay yaakaar ne kii pour téye sa doom rek a ko tax a jóg mboolem ku doon maye doomam yaakaar ne bu demee lu mel ni la fay fekk yaakaar naa ne benn kilifa bëggul loolu du ko maye. doy na waar de. waaw doy na waar moom gis nga de li mu wax leer na kenn du maye sa doom te bëgg ci am lu la naqari mais nag encore une fois dafay rejoindre encore une fois une question de mariage bi nga xam ne je pense que xalif général bu Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour wax na ko aussi par rapport ak sëy yi également ñëwoon na ci day dikkaat moo tax gis nga waxu mag ñi faaw ñu koy bàyyi xel ndax li ñuy wax rek waxu mag du jali muus jalimuus la xaw ma du jalimu en tout cas expression boobu maanaam wax joo xam ne la bu ñu ko sàgganee rek ci kanam ci ay diir yu néew dañu koy gis tout le temps question sëy yi également ça rejoint encore une fois cette situation ndax question sëy yi aussi mariage boo xam ne 4 mois la am faat bakkan am ci ça veut dire que voilà avant am na lu bëri loo xam ne ñoom ñi ko sekk seen biir xooluñu ko way jur yi également xooluñu ko ndax bu njëkk dañ daan dégg mag ñi naan balaa ñu laa may soxna sax say kilifa dañuy dem sa kër soxna xool ko xam mooy kan bu dee tamit soxna nga sa jëkkër aussi balaa ñu la koy jox aussi dañ koy xool bu baax a baax jàngat personnalité am xam jéem a xam exactement moom mooy kan xëy na yu bëri yooyu aussi dañ ko bàyyi moo tax yenn jéey di am ci couple yi te duñu ko comprendre. en tout cas ñi ngi xaar la suite parce que bu mbir amee ba noppi nag xam nga Sénégal moom dañu mënul topp mbir ba mu jeex. boo ko déggee nii li ñuy xaaraat mooy déggaat beneen cas xëy na bu gën a metti wala bu nuroog moom. waaye bi weesu daanaka dañ koy fàtte donc loolu dañu ci interpeller suñu autorités yi nga xam ne ñoom la mbir mi soxal rawatina it waa police nationale ak ñi nga xam ne ñoo yor enquête bi yaakaar naa ñoom ñoo téye mbir mi ñi ngi xaar di xool fu wanneen di mujjee ak ay gëtëm. en attendant ñun ñu yeggali waxtaan wi deuxième sujet bi le temps ñuy entrer en contact ak Assane Diom Ndiaye moom avocat la moom it waroon na jokkoo ak ñun ci téléphone bi. am nañu beneen sujet boo xam ne mi ngi fi ñu war ko waxtaanee mbirum Bougazelli. moom it affaire faux billets yi yaakaar naa ça fait quand même le tour ci réseaux sociaux yi ak ci internet bi rawatina sax ci journaux yi ci semaine bi ñu weesu maanaam waxtaanee nañ ko fu ne balaa ngay jóg sëñ Saliou ñu wax tuuti ci mbirum Bougazelli bi. xam naa ne yaa ngi jóg léegi dem rédaction bu King FM ngir waajal li ci yéen kaay mbir moomu aussi journaux yi ñëw nañ ci bu baax.
journaux yi ñëw nañ ci bu baax a baax. man de sama tur bi ngeen ci dugal rek amam ñu may woo fu ne ci réew ne gars yi nee nañ am na waaju siiw ji naan kals bu dul jeex maar borom na carrière jàpp leen ni daal carrière nee na kals de bu ci kals nekkee rek association la man maa ngi ci biir Kader rek ci biir ak sama grand Guèye Ndior waaw Daouda bokkul Kader moom mu ngi ci ku leen wax Daouda laa xam dama ne Guèye rek en tout cas gars yi bu fekkee affaire bi association la ma nekk ci ak ñeneen kon Kader rek ci biir te Kader ak sama doyen yow teggiwoo tuuma de fu mu toll nii lu garaaw ngay def nii yéen a ma ko jiiñ teggil tuuma de te Kader ak Bougazelli ñoo bokk koñ waaw doy na waar de alors mbir mi nu ngeen ko jàngatee mbir mi yéene kaay ci leen xëy vendredi xëy ci samedi tey ji tamit ci leen xëyaat ndax waa ji dañ koo woo lépp nag nee nañ mi ngi doore ci plénière bu doon am fële assemblée nationale di pencu ndaw réew ma jour boobu ñu ko jàppoon jeudi gars yi dañ ko déglu ba pare moom Bougazelli bàyyi ko nag mu dem fanaani këram mais ñan ko li xaw a doy waar rek ci mbir mi moo di ñan ko jàppandooloo woon ñu ni toll nañ ci 5 personnes dañ leen a téye est-ce que du mbalaanu kiraay bi waaw mën naa am loolu la ñu bàyyi ko moom mu ñibbi këram gars yi nag ni ko ci àjjuma bi 11h lañ la wooluwaat ci 11h boobu nag demul wuy ji samedi bi gars yi dun kii xam naa tey ji ci altine ji nag ci xibaar yi mujjee jot wala sax li yéene kaay xëy te rawatina observateur li mu wax moo di moom ci boppam moo yëglu ni dina wuy ji tey ji ci suba fekk booba tamit am na yeneen xibaar yu nu jot ne waa section recherche gendarmerie ba nekk Colobane bind nañ fépp ay bataaxal muy aéroport ba ci fépp ci frontières yi ngir bu fekkee ni dafa bëgg a génn wala dara am na tamit ñeneen ñu wax ni ay jege ñaalam ne moom Bougazelli dafa nekkoon ci ay jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaramam bañ entré ko ci benn clinique moo tax demul wuy ji mu nekk mbir moo xam si mbiru faux billet la yàgg nañ koo dégg yàgg nañ cee tudd ay ponkal jàpp leen ci teg leen ci loxo naam ni moom mii sax ponkal la ndax député la APR tamit la fare waaye tamit dañ ko jàppe mbiru faux billet loolu moo tax mu xaw a yëkkati coow c'est sensible waaw c'est sensible am na tamit tey ji benn journal bu bind ni président Macky Sall sax wax na ci waaye li mu wax moo di mer na lool dafa mer ni waaw président mer na de bu ko kenn jàppale bu fekkee ni moo ko def na yoon def liggéeyam mu nekk mbir moo xam si daal xam naa ni dañuy xaar fu wax neen di mu jëkki ba tam waaw boobu moom maa ngi koy xaar bu Bougazelli bi ndax fi mu laal moo xaw a doy waar ñu ngi lay bàyyi nga rejoindre sa rédaction yaa ngi dellu si ak ñun léegi-léegi ci li ci yéene kaay yi bu ko defee nag ñu woyal jotaay bi boor yi midi ci Midi Culture Pape Madiakhaté affaire Bougazelli c'est un sujet boo xam ne on en parle partout ñi koy waxtaanee ci réew mi bëri na casque boobu defe naa foog ngeen puusal ma ko tuuti voilà Seck jërëjëf voilà il y a un autre qui vient de nous rejoindre également ci studio bi takkal leen ma casque yi s'il vous plaît defe naa moom may defal retour boobu le temps de revenir sur ce sujet très intéressant ci matin bi ñu tuddee ko affaire Bougazelli di député boo xam ne ñu ngi ko jàppee ci mbirum faux billet Red Chef salaamaaleykum ñi ngi lay nuyu tuuti ma wëri la ci kër gi je pense que yegg see go ëpp naa def dama doon bàyyi Saliou ak kii yeggali ñu def première partie bi nga doog a dugg waaw parce que li nga xëyee tey daf ma yitteel loolu la ñuy wax njiit waaw njiit daal waaw du jiitu rek des fois mu ne xale yi doxal leen waaw dañoo mën nag waaw loolu baax na acca noo yeewoo ci suba si waaye sant bu baax bu ne di nuyu Pape Sarr mais xam nga man saa yu ma jàkkaarloo ak yow damay kontaan mais fii la ëppee fii la ëppee su ma xëyee xaw a jagadi sax waaw sa réewu tijaan bi su ma ko ba ma ko rek nga bég jaajëf di sa ñu am mbégte mu rëy àndaat ak yow tey nag ginnaaw sujet bu njëkk bi deuxième bi ci nga ñu fekk si muy mbirum Bougazelli di faux billets yooyu nga xam ne tudd nañ ko ci moom wax nañu léegi la réaction du président de la République Macky Sall wax nañu it mbir mi nga xam ne dégg nañ ni ci week-end bi moo ko téye woon ba demul wuy ji yoon yaakaar naa tey ci suba dina am suite tey suba dina am suite nee nañu ko ñu ngi xaar Bougazelli section de recherche bu gendarmerie dégg naa sànq ngeen ne que président Macky Sall kontaanul ci loolu mënta kontaan ci loolu la preuve ci expression ñàkk kontaanam ci loolu sax la dernière fois dégg naa bu ñuy wax que l'argent ne circule pas au Sénégal ginnaaw bu ñàkk kontaante boobu mu exprimé nee na que l'argent circule mais c'est que l'argent sale ne circule plus mais on dirait que c'est pas le cas cette fois-ci c'est pas le cas que l'argent sale circule et circule encore au Sénégal et dinañ ci ñëwaat bis kanamee parce que Kals boo seetloo daanaka depuis 2012 2013 ba léegi et peut-être sax avant dina jafe nañu génn benn weer boo déggul
ay affaire de faux billets. jafe na. suñu boo xoolee suñu defaatee un peu la rétro. ñu ngi 2014 par exemple poste de police de Grand Yoff un réseau de multiplicateurs de faux billets de banque démantelé. ci même année boobu 2004 Mbour 4 millions de faux billets saisis par la gendarmerie même année 2014 2 trafiquants arrêtés avec 40 millions de francs CFA. jooju yëpp 2014 ñu ne 2014 également Goro Sok de Dorat benn écurie pour arrêté pour trafic de faux billets 300 000 francs. ñu ngi si ba 2015 ba demee ñu ne affaire de distribution de faux billets de banque Pape Diouf dit tout arrêté également. c'est pas mooy affaire batterie yi ñu ko. amoon coow voilà affaire batterie yi amoon coow Thione Seck moom tamit amoon na si ay jafe-jafe. Ngaaka Blindé foo Wally Seck Ngaaka Blindé tudd nañ ci Wally Seck mu mel ni mbirum faux billet quand même war nañ ci am ab taxaw seetlu parce que quand même ça devient dangereux. Est-ce que aujourd'hui le Sénégal est devenu un pays narcotrafiquant où les faux billets circulent comme on veut. Parce que su ma déggee les montants yu nga xam ne moom la ñu fekk kër Bougazali loolu c'est le journal L'Enquête qui le dit. Dans sa parution du jeudi ou du vendredi. Je veux dire 32 milliards de francs CFA. C'est pas 32 millions. du ay fo. du ay caaxaan de benn du ay caaxaan c'est-à-dire que si le gars a été c'est tellement sérieux. Non, si le gars a été pris en flagrant délit avec 46 millions de francs CFA sama waa ji kooku dafa war a dem directement si kaso bi. Flagrant délit la directement si kaso bi la war a dem. du ay caaxaan non du ay malaanu kiiraay yooyu nañ ko teggi. non mais les juristes l'ont dit hein. Les juristes l'ont dit. yaa ngi dégg benn ñaar dans cette affaire là on a tout lu ñuy wax nii yëpp mu ngi ci journaux yi mu ngi ci presse bi mu ngi ci kii lu ñu. on n'invente rien. Voilà bu fekkee nag dañu war a dem feneen ñu dem feneen ñoo door yeggali. aja Dissa gis naa ni c'est un sujet qui t'intéresse boo ko yëkkatil ma sa micro tuuti rek may fàttaliwaat ni que jotaay bi tey li ñu ci waxtaanee ginnaaw faatu bakkan yooyu mooy affaire Bougazeli bi suite bi la ñuy xaar ci kanam mu mel ni li ñu doon waxtaanee yëpp li Dissa andi da koy confirmer pas ma jaxal. oui da koy confirmer que le fait que mbirum faux billets yi de plus en plus ci at yi weesu dañu koy dégg à la limite on aurait dit que jamono ji ñu toll suñu réew mi daanaka dafa nekk ci ab bouillonnement boo xam ne depuis ces dernières années te daanaka li fi coow bari ñu ngi wax ay waxu faux billets à gauche tudd waxi drogue à droite waxi cocaïne pétrole bi tamit mu ngi commencé daanaka biñ ko commencé tudd ba léegi mu ngi jur coow et boo xoolee y a un rapport boo xam ne lien boo xam ne dafa nekk ci diggante yooyu. Parce que wàllum pétrole ak gaz fu ñu ko dégg ak li nga xam ne moom mooy ñàkk circuler xaalis bi ak ñoom seen ak pauvreté bi ak yenn ñoom seen da ngay gis daanaka cocaïne dafay génnee multiplication de faux billets de banque maanaam trafic illicite de faux billets loolu dañ ko ciy nemmee ko mu doon autant de choses yoo xam ne ñàkkul lien bi nga xam ne am na ci diggante yooyu yëpp moo tax yooyu il faut ñu ciy wax il faut ñu ciy wax au jour le jour ngir di ci bàyyiloo xel nit ñi ñu ciy jéem a wut ay saafara et puis beneen mbir boo xam ne il faut ñu bàyyi ko xel ci genre dossier yu mel nii il faut que aussi genre dossier yu mel nii comme Bougazeli nga xam ne dafa am responsabilité yu mag ci réew mi nekk ci mouvance présidentielle bi mu bañ a am benn genre sentiment d'impunité ci population bi parce que souvent nemmeeku nañ ko nag il faut le dire parce que sénégalais yi li nit ñi dul wax xëy na ci kaw ñin ñaa ngi koy ruumandaat ci suuf c'est ce que la population dit dañu am benn sentiment d'impunité parce que les derniers cas yi nga xam ne tudd nañ ko ci wàllum faux billets ci wàllum trafic drogue ak cocaïne ak ñoom seen souvent bu dee dafa ñeel ay punkal rek dañuy dem dossier bi mën nañ ko yuuxoo mais bu ñu demee ba ci biir dañuy dem ñu toog ci parce que les derniers cas mooy cas yu ñu tudd comme fu mu mujjee le cas Thione Seck le cas Bougazeli xamuñu fu muy mujjee le cas Ngaaka Blindé le cas nu tudd promoteur lamb ji Luc Nicolaï en fait je ne les accuse pas je ne dis pas que ñoom ñoo def mais il y a un sentiment non je voulais juste couper quelque part rek ci sa biir wax il faut quand même préciser am na yoo xam ne sax peut-être am na suite le cas par exemple de Ngaaka Blindé il y a eu un jugement am na rapport ils ont expliqué finalement nii la jaaree la somme exactement bon comme li nga wax par exemple bu Thione Seck on ne sait pas trop naka la mujjee mais li ñuy bëgg rek mooy à chaque fois bu mbir mi amee tamit ñu andi ci ay leeral parce que loolu la askan wi di soxla alors la question que je voulais poser également peut-être pour Dissa mooy est-ce que lii mën nañ ko woowee un scandale mais c'est plus qu'un scandale c'est nee naa la c'est extraordinaire c'est-à-dire gis nga kal l'enquête dit qu'on a retrouvé 32 milliards de francs CFA chez lui 30 millions d'euros donc c'est un scandale mais c'est plus qu'un scandale
moo tax man la waa ji xaw ma gendarme yi nu ñu def ils ont peut-être commis une erreur quelque part ba bàyyiwaat ko mu dem ñibbi. mais dans les normes. mais dans les normes dafa waroon fanaan ndugg siin. moment boobu benn deuxième chose j'ai vu que borom yenn autorités yi wala ñu am tur yi. borom daraja yi souvent dañuy am fitu def affaire yu mel noonu. j'ai l'impression ki mu ngi koy junj sànq ci affaire yu j'ai l'impression que dafay dañuy jàpp ne que xëy na dara du leen ci fekk wala couverture li ñuy wax malaanul kiiraay goog di leen muur dina tax lu ci ñu bëri ci ñoom duñ leen bàyyi xel ci yenn affaires yi mais les Sénégalais doivent se réveiller maintenant pour savoir oto yu rafet yi daw si tali bi yëpp. am na oto yu daw si tali bi am na kër yu ñuy defar fii mais na ma yàlla baal mais jafe nañu gëm nii à l'œil nu ne liggéey la que liggéey moo koy def gis nga y a quelqu'un qui s'appelle Moustapha Cissé Lo bés mu nekk mu junñu sénégalais ay mbir te duñ ci bàyyi xel waxu drogue bi waxoon na ko fi gis nga drogue foo ko fekk ak affaire faux billet ay link la ñoo bokk benn kër ay waxam ambiance lañ ko teg rek non ambiance lañ ko teg mais boo gasee au fond am dara nee naa la 2014 ba tey 2012 ba tey 2013 ba tey ñu ngi am ñu ngi nemmeeku fi fay na de voilà ñu ngi nemmeeku fi ay mbiru faux billets comment un député de la mouvance présidentielle ñu koy mu plus lu gën a graaw Kals muy joxe rendez-vous affaire de faux billets kanamu assemblée nationale pour man c'est une insulte à notre institution booy def sa ay dil doo ko def sax sa àll ba. waaw wax dëgg yàlla génne ci askan wi. mais buntu lan moo lay woon fit gu gars yi àndal parce que. est-ce que bu ñu creuser du ñu gis leneen. mais moo nee naa la on a d'après les médias on a 9 personnes ont été arrêtées gis nga mbir faux billet mënut a am te du am complice. machine yi fan lay jógee. kan moo indi. benn nit mënu ko def. effectivement billet noir yi fan lay jógee. parce qu'on a acheté la machine qui garde les billets. l'argent comment il est lavé il va vers où après fan ak fan. fi mu toll nii cambistes yeeg commerçants yi kenn seen xel dalul. parce que xamuñu lu xew. effectivement tu peux te retrouver avec 10 millions de faux billets ni ngay def. nit ku ñëw jox la nit ku ñëw jox la 100 000 francs. waaw te man mii ni ma namee billet yi boo ma koy jox du ma xool sax mais ñun ñi xamul faux billet dafa bëri sama genre benn nga ni ci man. ba ma joxoon 10 000 francs mënu ma la xam violé rek man. non mënu te jeex na tàkk. mënu ma xàmmee luy faux luy dëgg. non c'est vrai. donc ñu koy def ay professionnels ça c'est du banditisme de haut niveau. c'est grave. c'est un crime économique. ah ouais. c'est-à-dire que aujourd'hui mais imagine 32 milliards yooyu suñ ko tasoon ci réew mi nan lay demee. kan mooy ñàkk banques yi mais mari day jëm si. et puis c'est même pas bon pour l'économie du pays. non je veux dire 32 milliards nga takk sim réew mais musiba la. Macky Sall moo yey aalu mais moo yey saxaar maire ba saxaar. il a raison. kon la réaction du président. mais est normale est très normal et encore sax xam naa. du fi yem. ne waru fi yem sax. il a dit il a répété qu'il va protéger personne. et moom nangu na bii nag ci bii nag lañ ko war a gën a dëggal. waay ñàkk protéger qui que ce soit ci bii lañ ko war a gën a dëggal. parce que kii bu fekkee dañ koy jiiñ digg la. kii Seydina Bougazelli na ma yàlla dimbali quoi ngeen wax ma kii ce gars là. son statut son parcours. non mais fut-il un député de la République. point j'ai dit fut-il un député de la République c'est quoi un député c'est quoi. c'est le représentant du peuple. gënuma kenn gënuma gën a jàng. c'est comment mettre El Hadj Diouf mais gënuma jàng. waaw gënuma jàng keneen fii. mais pour qui se prend-il pour noyer l'économie sénégalaise à ce point-là avec 32 milliards de francs CFA pour man yëpp askan bi passé wul loolu. man nit ki loo bëggee loo tiit xanaa nag gars boo logee ba si gémmiñ fees nga mën a tey. dëgg yàlla. lu koy xanaa dafa logaaleel gars yi. mais loolu ci ay milliards moom non c'est extraordinaire. C'est énorme. Ça met même l'économie du pays en danger aujourd'hui. Et ça je pense que donc ça joue ci économie wu dëkk bi. C'est plus grave sax pour économie ça dëkk peut bi. perturber un peu. non mais bien sûr il suffit nga laaj l'argent il suffit nga laaj économiste yi pour nga mën a xam danger bi nga xam ne ci la circulation faux billets mën a am ci réew non seulement ci côté économique nga nekk ci dëkk yoo xam ne daanaka te et puis faux billet bu la ci kenn nax ay borom daraja ay punkar ak ay borom doole rek ñoo koy def donc du coup day yokk encore une fois la
fracture entre ñi nga xam ne ñoom ñoo am alal ñoo am doole ak ñi nga xam ne xëy na ay néew di doole lañ ay góorgóorlu lañ ay borom taaba lañ donc day yokk fracture boobu tant que mu ngi yokk donc ça veut dire que société bi day gën a diviser wu day compliquer li nga xam ne pour man loolu képp ku jiite réew sax ki koy def bu fekkee ne ci yow sax la bokk da nga ko war a arrêter da nga war a takk xar ci sa tànk tooy plus que sur les autres dossiers pour que mu aller pour mu dem jusqu'au bout ñu teg ko loxo parce que c'est un crime comme ni ko di saa waxee c'est un crime économique nekkul loo xam ne dañ ko war a seetaan mu dem te lii raam ci ñag bi gis nga bu ñu ci jugul mbirum trafic faux billets li nga xam ne moom mooy jëm ci wàllum drogue beeg cocaïne bi ak link beeg pétrole beeg gaz bi ñuy tudd ci réew mi gis nga bis bu ci état bu Sénégal jugul fa muy mujj mare day imsi du ñu neex du neex kenn ci ñun ndaxte lii ay buntu la yoo xam ne day ay buntu la yoo xam ne borom samba booy def katu ñaawte fi nga xam ne ñu ngi nekk ci yeneen réew dañ naan puisque l'argent sale là ci réew mu mel ne Sénégal foofu moom souvent dañ ko fay dugg ça veut dire que am na benn facilité bu fa nekk xaaral ñun tamit ñu dem fa dugal fa suñu xaalis c'est très très dangereux il faut gars yi taxaw ci c'est un scandale et bu fekkee ne lu ñu koy tuumal en tout cas Bougazelli moom moo ko def coow topp na ko il risque très 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 gros. et puis man lu ma ci gën a jaaxal mooy il se retrouve à l'hôpital disant que diabètam dafa yéeg benn ñaar mais c'est quoi cette histoire? Où est-ce qu'on est dans quel pays? On t'attrape avec 32 milliards. nga dem tëddi hôpital le lendemain nga ne da ngaa feebar tey tu piques une crise boo feebaree da ngay dem pavillon spécial fa ñuy tëj nit yi. non mais Kars il faut qu'on se dise la vérité. am na fu ñuy faj. xoolal boo seetloo depuis juin 2019. Depuis juin 2019 c'est-à-dire que des fois t'as comme l'impression que dañuy fo ak non on se joue des Sénégalais. et c'est loolu dafa war a jeex. on se joue des Sénégalais depuis juin 2019 il y a eu au moins une vingtaine de personnes arrêtées sénégalais ou non sur des histoires de faux billets. on va man li ma si jaaxal tey mooy xaalis boobu fan lay jaar si frontières yi lay jaar si aéroport yi lay jaar wala fii lañ koy defaree ndax fii lañ koy fabriquer parce que des fois on parle des machines aussi mais machines yooyu fan lay jógee dañ koy jënd wala dañ koy defar ñu ngi koy defar fan la fii dañ koy defaree wala feneen mais il faut qu'on aille plus loin dans toute cette histoire là parce que plus on y va plus on se rend compte que on veut transformer notre pays en narco état ñun duñ ko nangu seen dëkk bi c'est boo daan dégg ay histoire de faux billets wala ay histoire de rey yenn rey yi mais ça c'était émouvant mais c'était émouvant parce qu'on ne savait pas xamuñu ko woon maintenant on se retrouve voilà dans un pays où benn waaye dañ koy fal rek mu nekk député wala whatever il se retrouve demain avec des millions 2 immeubles 3 immeubles et on doit faire des enquêtes sur ça tey mais le nombre d'immeubles qu'il y a sur Dakar. Mais avec quel argent ça a été fabriqué? Le nombre de voitures. Mais tu vois ces voitures qui coûtent au bas moins 80 millions. Je veux dire, am nañu am 80 millions. Am nañu ko am kenn waxul le contraire. Tu comprends un peu? Mais on doit aller regarder de près les xam yenn immeubles yi yenn mais fan la xaalis bi jóge fan la jaar. Ces histoires de drogue là mais depuis le début de l'année c'est des milliers de tonnes qui ont transité de cocaïne j'ai parlé de chanvre indien mais de cocaïne qui ont transité sur Dakar. Boko xayma. Mais c'est des milliards et des milliards. Mais c'est un réseau forcément il y a des complices. Ils sont où ces gens-là? Ils sont certainement où? Dans ce pays. Dans cette histoire de drogue que j'ai entendue la dernière fois, on nous dit que oui, il y a des gens qui ont arrêté, il y a d'autres qui n'ont pas été arrêtés. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi cette histoire? Mais il toll ci 3 milliards. Effectivement 3 milliards waaw. Mais 3 milliards du ay caaxaan. 3 milliards tabax na mais ñetti école. ñeenti école juróomi école sax. yu tax ay xale yi mën fa jànge mais defar na sax ay yoon mais ay yoon effectivement. maintenant à Dakar da ngay fël gis ay oto 120 millions gis ay immeuble 2 milliards gis ay mais nañ ñu wax fa xaalis bi jógee. Et puis devenir riche sous peu de temps. Mais non. Et puis d'où la pertinence pour ajouter ci li Diza d'où la pertinence d'avoir une cour comme la CREI mais pas dans le format et ci orientation xëy na peut-être bi ñu koy jox di topp ay politiciens wala affaire yooyu. Il faut pas que ça politisé. Voilà il ne faut pas que ça politisé mais genre cours yu mel noonu quand même c'est important cours boo xam ne dañuy xool gars yi nga xam ne dañuy xëy il passe de je sais pas moi benn pantre xëy rek yor fi ay oto yoo xam ne kenn en fait parce que
loolu c'est dangereux encore une fois pour l'économie du pays da ngay li di saa di wax des fois nga gis yenn situation yoo xam ne on dit pas que nit ñi amuñu xaalis réew mi ay borom alal yu honnête ñu ngi fii mais y a à s'interroger sur beaucoup de situations fii ci réew mi. alors ci sujet yi ñu nekk di waxtaanee yëpp certainement ci mois de décembre bi y aura également des débats yoo xam ne Dissa moom dina ko organiser. man nag damay yeew rek ne ko affaire yaa ngi nii ñu waxtaanee ko mais am na ay débats yoo xam ne Dissa dina ko organiser durant le mois de décembre. ak ay politiciens yoo xam ne dinañu toog fii débattre sur des sujets très d'actualité yoo xam ne dinañ ko partager ak yéen. Kals il faut que ñu xam tey ñu waxtaanee le rapport du Sénégalais avec l'argent. tey suñu rapport ak xaalis lan la c'est un problème c'est un véritable problème c'est-à-dire que tey même si suñu ay wax ci ay façon de parler demoon nañu ba gëmloo Sénégalais ne que xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti c'est pas vrai. Il y a des gens ici qui ont travaillé pendant 20 ans 30 ans 40 ans qui ont mis des yu taxawal ay sociétés ba tey jii ñëpp xam nañu ci njub ak dañu liggéey lijjantiwuñu lu ñu def am na ñoo xam ne dañuy xëy rek yow xamoo ko xamuma la xëy rek fekk waa ji di dawal benn Mercedes GLE bu jar 350 millions am ñetti immeuble mais boo ne mais sa waa ji nii fu mu jëlee xaalis ñu ne daa iñaan mais dañu war a xam parce que on vit dans un pays où dañoo yor ay xale dañuy yor ay doom dañuy jàngal ne boo bëggee xaalis da ngay liggéey da ngay jàng pare dem ut métier muy voilà dem jàng métier après dem jàng métier après dem ubbi sa atelier après ubbi sa atelier ut ay marché teg ko ci njub c'est ce qu'on nous a appris de toute façon ça a toujours été comme ça mais maintenant depuis ces 20 dernières années on se rend compte qu'au Sénégal il y a des nouveaux riches gars yi te quand je dis des nouveaux riches mais ils sont riches subitement comme par enchantement j'ai l'impression que sax man maa ngi waxtaan ak sama doom barki dem ma am na luxuskat laa bëgg a nekk man cey doom boo nekk luxuskat dina baax ci man yaa ngi dégg baax na la wax Kals booy bi dama wax ak moom mu ne moom luxuskat laa bëgg a nekk ma ne ko boo bëggoon nekk boo mënoon nekk luxuskat di nga dimbali sa bàyyi yàlla comme que léegi nuru na ma booy bi ñu laajoon loo bëgg a doon mun a gerte ci comme que léegi yow amoo benn ambition comme que léegi xaalis dañ koy lijjanti dañu gëmloo Sénégalais que dañ koy lijjanti ba benn moment le travail n'est plus mis au devant le mérite n'est plus mis au devant mais fan lañu jëm bu demee noonu mais xam nga loolu yëpp li ko waral di ça fan la nekk c'est-à-dire que tu es un jeune dès le début parce que kilifa yi ngay gis ci réew mi yëpp nag pour waxante dëgg amuñu métier ñu ci bari rawatina politiciens yi c'est-à-dire que ñoom da ngay nekk ndaw nekk ci réew te yow nga bëgg a jàpp ni yow waroo am métier sa métier yëpp business la war a nekk wala bëgg a tekki ëllëg ci mbir moo xam ne jàngoo ko wala ci politique nga yaakaar et c'est ce qui est tellement dangereux mais repère manque de repère amuñu fu ñuy taxaw en fait amatuñu repère avant xëy na sunu papa yi sunu maam yi ils avaient des repères dafa amoon ay nit ñoo xam ne boo juddoo ci kër dañ naan la xoolal diw fi mu jaar xoolal diw la mu daj nga daal di jéem a jaar ci yoon boobu pour dem mais tey nañ ma baal ñan ñooy suñuy repère c'est des gens yoo xam ne voilà nañ ma jégal ci kàddu gi c'est même pas des gens yoo xam ne war nañ leen sax yéendu sax ba leen di xool jàkk pour mën a roy ci ñoom voilà perte de repère la tey jii nii la jeunesse bi dafa manquer de repère ce qui fait que voilà ci li mu njëkk a jot rek loolu lay jël di ko jëfandikoo mooy li ñuy wax rek léegi da ngay gis ay xale yu ndaw sax te dès le début ñoom politique rek la ñuy def seen bopp mais parce que jàpp nañ ni politiciens yi ñooy tekki ci ils en font mais parce que looloo am yow boo fa nekkoon député dans 3 ans soo neexee nga nekk milliardaire ah et moi je pense que c'est ça le danger et c'est bien qu'on ait sax des gars comme Sonko ici yi nga xam ne dinañu tiital gars yi leen xëbal non c'est très bien ah Sonko ce qu'il fait là c'est très bien te wóor na ma ne bu fekkoon si moom la ñu fekk wax na ko dem téeméeri dërëm foo bii ñu tëj ci kaso bi def ko ngan di problème du fanaan ci këram laa la wax amul benn opposant bu ñu doon jàpp fii ak 500 francs wala 1000 francs de faux billets nga ceene nga toog sans problème donc aujourd'hui ce banditisme économique là il doit cesser c'est du banditisme économique j'ai dit nañu arrêter et je pense que on doit y mettre un terme aujourd'hui gis nga ces histoires de faux billets là xaw ma nag loi bi wax na ko ou pas bu ko waxul daf ko war a criminaliser comme ni ñuy boo reyee nit nu muy demee am na montant yoo xam ne noonu la ñu war a tëjee mu leer mais dafa war a leer jeex na alors c'est un sujet boo xam ne dinañ ko continuer waat ci waxtaan daanaka il est 10h39 minutes on va marquer une pause le temps de revenir ci sujet sociétal bi tey di reportage boo xam ne Aïssa Sall moo ñu ko defal jëm ci utilisation des bouillons ca waañ yi nga xam ne mooy suñu togg yi rek dañuy
jamay affaire ba mu saf sap bon dinañ ci waxtaan ndax am na danger en attendant on va marquer une pause musicale avec Alioune Mbaye Nder ce titre métier ñu koy jox nañ suñu mbokk politiciens yi ndax métier dafa baax. njàng métier ci loolu waaw am ci looy yëngu.